daan nga dégg ñu naan les activistes de Y'en a marre ñu taxawal askan wi nekk ñoo xamante ne tey jii maanaam bu ñuy lim démocratie Sénégal fu mu toll foog ñu tudd fa Y'en a marre mais l'activisme au Sénégal dem nañ ba ku jukk rek soit nga nekk ci réew mi wala nekkoo ci réew mi nga doon sénégalais nga ne activiste nga tàmbale def live tàmbale dénoncer lan mooy activisme ak lan mooy rôle activiste ci réew. merci man nag dama d'accord ci déjà ñu may définir comme activiste parce que je ne le suis pas. ok du ma définir sama bopp comme activiste parce que pour man. askan yi fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna. yàgg nañoo am naqar ak tiis. di ko jóg di ko ñaxtu te boobu kenn woowewu leen activiste. ok donc en fait ay expression la ak ay définition yoo xamante ne mën nañ koo laam-laame. mën nañ ci waxtaanaan. moi je préfère peut-être me définir plus ou moins comme un militant. damay identifier benn jafe-jafe ma moomale ko sama bopp. jafe-jafe bi mën na xewe sama gox mën na xewe sama biir kër mën na xewe sama biir réew mën na xewe sama biir continent. ma jóg wax ci sama xalaat ak jumtuwaay yi nga xamante ne moo nekk à ma disposition. bi may tàmbalee rap. dama taamu di rap boo xamante ne. pour wax jafe-jafe yi sama gox am. ok pour wax ay jafe-jafe yi sama génération am. pour wax ay jafe-jafe yu ay étudiants am parce que nekkoon naa étudiant. ok ma ne xaaral ma wax ci loolu mais sukkandiku ci rap bi nga xamante ne moom laay def parce que moom mooy sama jumtuwaay bi nga xamante ne moo nekk à ma disposition. ma tàmbale ko d'abord ci biir rap bi. ok mooy booy wax da ngay tàmbale ci fi nga bokk. maanaam man hip hop ci mouvement hip hop laa bokk. mais rappeurs yi may rapandool dañuy rap comme ay américains. te ñun duñ ay américains. donc xeex bi ma war a njëkk a xeex mooy fexe rap boo xamante ne bu ma ko rabee dinaa nuru sénégalais ci jox ko une identité locale. ci la ñu créé ak suñu groupe concept bu tudd firi jël rap firee ko neneen. parce que rap ñu bëri ñu ngi koy firee resurrection of African poetry wala di ko firee rhymes against politics ñun ñu ne mooy rocceeku si àddunay puukare. tourner le dos au mondanité. rocceeku ci àddunay puukare ñun boobu noonu lañ ko doon firee boobu biñ ci nekkee di ci def ay jéego. ne ñun dañu bëgg a nekk baatu ñi amul baat. waxal ñi nga xamante ne seen kàddu yàggul ci kaw. di ci jéem dara. ci laa tànn turu Fou Malade. woy ci woy yàlla def woy bi siiw nit ñi xam ma ci. ok may fexe lépp lu ma suñu concept ñu tuddee ko dëggantaan boobu yeneen rappeurs yi ñu ngi def loo xamante ne mu ngi tudd hardcore. ñun ñu ne dëggantaan la ñuy mooy suñu léegi lépp lu ñuy rap dañuy fexe mu nuroog. ñun nu ñuy dunde ok par exemple bataillon blindé mi ngi doon firi l'assemblée des hommes en haillons maanaam ñi nga kuréelu ñi nga xamante ne ñooy ñi gouvernement bi beddi. ñi ñàkk ñi amul doole ñi. les sans voix ñi nekk ci kaso yi ñi nekk ci mbedd yi et cetera et cetera. ok ci biir loolu ñu tàmbale am ci suñu album ñu bindoon ci benn woy bu tudd kaso. di ci wax condition de vie carcérale yi. ok ñu ne nag lii ñuy wax balaa muy nekk dëgg te di ñu wuyu parce que lu waay di wuyoo da koy niru. nañu organiser concert ci biir kaso yi. et en 2005 ñu fexe jóge ci étape théorique boobu ñëw ci étape pratique maanaam lépp lu ñu wax ci sunu gémmiñ. dañuy fexe mu am mandarga. ñu mën koo laal matérialiser ko. pour ñu mën ñu distinguer ak yeneen rappeurs yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi. ñu xam leen léegi liggéey boobu nag yóbbu nañu fu nekk ci àdduna. dem nañ ci Amérique liggéey ci kaso yi dem nañ ci France liggéey ci kaso yi. et cetera ba sax porter la question des longues détentions préventives def tour du Sénégal. mais loolu it. 2011 caat boobu fekk na ñoom bi ñuy ñoom groupe kër gi balaa boobu sax fekk na bi ñuy ñëw Dakar. man maa leen dalal. ok Géejawaay. bi ma leen dalalee
bi ñu yegsee ba ay 2011 boobu jóge nañ Géejawaay dem tuxu feneen caat dañ doon waxtaan lu bëri ci wàllu politique mu ne ma fan yi dama nekk di xalaat ak ñoom Fadel Baro sama xarit ak Alioune Sané ci taxawal benn mouvement. parce que am naa ak ñoom waxtaan boo xamante ne dañ ñu doon xas naan yéen rappeurs yi wax rek. da ngeen di yuuxul askan wi mais bu askan wi di jooy ci tali bi kenn du leen fa gis. ñoom it ñu ne yéen journalistes yi da ngeen di jooyal askan wi ci ay këyit ak ay rajo. mais bu askan wi soxlaa kenn du leen gis ci mbedd mi. noonu la Y'en a marre juddoo. bi ma caat waxee loolu ma ne man gis naa sama bopp ci mouvement bu demee noonu parce que am na lu ma tàmbale. depuis bi ma tàmbalee rap. donc loolu foofu la mouvement Y'en a marre soso. waaw donc di définir activiste comme quelqu'un qui dénonce c'est réduire l'activisme. romb na foofu. am naa suma benn xarit bu tudd Malick Sarr yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu. dafa toll jamono mu ne ma mais Malal man dama seetlu ni Géejawaay amul garab. mu ne man loolu laa bëgg a xeex. mu créé groupe bu tudd volontaire vert. mobiliser si ay ndaw yu mësoon a nekk kaso mobiliser si ay ndaw yu nekk si koñ bi di toog. di wuti ay garab dem di seeti Ali Aydar di ko jox ay garab. muy saxal bi mu ñëwaatee beneen yoon ci Ali Aydar ne ko bu fi ñëwati di ma ñaan garab damal syndicat nga for ay xooxu mango ay xooxu dànq ay xooxu màdd nga defar sa pépinière. mu tàmbalee defar pépinière yooyu. mu koy jël di samp ci buntu kër gu ne benn garab. tey alentouru école yi nekk ay Pikine Est ay yi nekk Géejawaay ay Njaareem. mbalit ne woon fa dindi na ko. parce que moom dafa ne bu ñu jógee ci mbalitu mbedd mi ne ñu jublu ci mbalitu xel yi. donc activiste il ne faut pas que ñoom aussi ñuy définir comme des gens qui sont supérieurs au peuple. parce que d'habitude dañuy fexe am taxawaay boobu foog ne ñoo gën a xam. li wolof njaay naan ginaar graisse ga mu yor bay sab njël. ku yëng ca fees la dell na cell biir géttam. absolument donc loolu lu am solo la. léeg-léeg di nga toog di wax foog na yaa ngi wax xam-xam. booy waxal rek bul ne li may wax xam-xam la. parce que lu waay wax nit mënees na koo dindi. lu waay wax rek nit mënees na koo dindi donc dama bugg rek simplement entre guillemets ñi ñuy définir ay activistes yi. ils ne sont pas au-dessus. ils ont choisi. leneen aussi li nga xamante ne moo indi ci wàllu li ñuy woowee activisme je préfère être prudent avec cette expression moi je voudrais me définir essayer même de me définir comme un simple militant qui identifie une cause ba pare di ci jéem a wut saafara. internet nag dafa may muuma yi ñu mën a wax kadul woon wax nekk biir néegam ñemewul yëkkati baat ci koñ bi. internet daf ko jox opportunité. parce que di nga filmer sa bopp. di nga wax fu kenn fekkewul doo am kersa parce que personne ne te contrôle. et puis aussi exutoire la. maanaam génne li nekk ci yow. génne li nekk ci yow. léeg-léeg nag nit ñi dafa am ci loo xamante ne nit ñi dañ ci ne. ñenn ñi bu ñuy wax seen sago rek la ñuy waxee. alors que jàpp naa ni képp kuy wax. ak lépp lu la ci munti fekk. war nga ci xool yàlla. war nga ci xool aussi yow ak sa tribunalu conscience. jàppal ni mën ngaa wax ñu xas la dëgg kenn du ci ragal a wéet. li rax nag ci activisme tey mooy nit ñi dañ ci boole populisme mooy. xam naa ni fii su ma fi cofee. ñëpp dinañ ne jàmbaar jaa ngi nii guerrier baa ngi nii. et finalement. ñun on se perd fan la dëgg nekk il y a même des télévisions des médias qui font dans le sensationnel qui font dans le sensationnel mooy ñi nga xamante ne Y'en a marre xëy na bëri na ay liggéey yu am solo yu mu def ci biir réew mi ci wàllu saxal garab ci wàllu nettoyer ci wàllu programme mais programme yooyu musuñoo gis effectivement télé ak rajo fësal ko ci li ñuy taxaw mooy effectivement tey FRAPP moo ëpp doole tey nitu dëgg la ñuy gën a dégg tey diw Y'en a marre déggatuñ leen et cetera alors que am na loo xamante ne
tu le fais ça n'intéresse pas les médias parce que ça n'attire pas. C'est pas du benn affaire boo xamante ne tout de suite dina xëcc nit ñi ci yenn yi alors que c'est de ay affaire la yu am solo yoo xamante ne jàpp naa ni. tey dafa am lu Ardo wax sànq il le dit nee na activiste warul ànd ak nguur. warul ànd ak opposition. je suis pas d'accord. li tax d'accord uma mooy. si l'opposition porte une question liée au 3e mandat les activistes dañ koy jàppale. ok. si l'État appelle les gens à nettoyer le pays. C'est l'opposition ou c'est la population? Non dama ne si mais toujours dina am. benn groupe. buy jël le combat en main. ok. pour peuple bi mun a topp si ginnaaw. parce que il y a des organisations effectivement. mais foofu aussi am na question bu ma war a leer. parce que aussi dama lay relance rek. parce que foofu aussi l'activisme li nga wax activisme dafa war ànd ak peuple bi d'abord yow nekk ay principe. léegi bu fekkee ne peuple bi comme non au 3e mandat. opposition di xeex loolu activiste dafa war a ñëw rangé wu ci loolu. pour xeexal askanam. d'accord mais est-ce que tey activiste bi aussi war na fësal boppam bokk ci parti politique. non xam nga loolu mun nañ ne moo tax ma ne la c'est définition il ne faut pas limiter pour man activisme amul frontière. ok. il y a des gens qui ont fait le choix de dire que ñoom li ñuy wax guddeeg bëccëg. gis nañ ko ci ligne directrice ou un parti politique. ok. et ils font allégeance à ce parti politique là. oui. ils s'assument. ok. tey en 2012 Y'en a marre dafa ne ignorer le bulletin de Wade. ignorer le bulletin de Wade royalement parce que effectivement Wade dafa ne woon dafa forcer pour def 3e mandat conseil constitutionnel valider ko ko. ok. Y'en a marre ne pour continuer xeex Wade ne ignorer royalement le bulletin de Wade. mais quand tu dis ignorer le bulletin de Wade c'est dire indirectement voter Macky Sall. voter Macky Sall. loolu bokk na ci li topp Y'en a marre même si Y'en a marre n'a pas dit voter Macky Sall. ce qui veut dire que effectivement qui ne dit rien consent. absolument. te ku d'accordul. ku ne déet nee nga waaw. nee nga waaw. ok jërëjëf. ku ne déet nee nga waaw. jërëjëf mais ak lu ñu mënti wax aussi sabar gu tas la daal. parce que aussi même les sénégalais booy xool tey jii bokk na ci question yi ñuy laajte mooy lan mooy rôle activiste. ak et puis ku tëb dugg ne activiste nga. mais munoo kan moom espace public bi. mais ku mu neex wax. amul ñii ñoo war a wax ak ñee waruñu wax. ok et puis amul benn wax bu supérieur à waxu keneen. c'est au peuple c'est aux gens c'est aux récepteurs plutôt. ok ñi ñuy wax. Activiste la Sénégalais bi xamee. non je ne le suis pas et je l'ai toujours dit dama ne man militant là je suis beaucoup plus à l'aise avec cette définition. avec cette étiquette boobu. ak étiquette mais boobu loolu bi ngay joué si askan bi kon lan la quoi. oui loolu bi mais ngay joué non pour man loolu rappeur la quoi. non xam nga man. li ñuy wax nii tey tuddee ko activisme. waaw je le fais depuis 94. kon tu fais de l'activisme. oui mais yéen a ko tuddee activisme. man tuddee wu ma ko. ok. man je ne suis pas c'est une définition qui ne me correspond pas. ok jërëjëf Malal naa di quartier xaaral ma ñëw ci imam imam gis nga plateau bi maanaam xalaat yi wute na loolu ci mbir mi mais en tant que imam aussi di islamologue mais aussi ñu naan la imam activiste parce que aussi yow da nga bokk ci ñi dénoncé ñu tuddee ko imam activiste aussi quoi waaw ñu am fu ñu la féetale sax ba ci parti Ousmane Sonko tamit naka nga jàngatee activisme ak lan mooy activisme ci réew mi. waaw d'abord damay rafetlu vraiment intervention yi ak ñiy wax da nga yéeg nit ñi wax xam nañ li ñuy wax surtout intervention Malal man rafetlu naa ko trop parce que xam nga Serigne Cheikh Tidiane Sy moo daan wax ni bokk ci coow li xam coow lee ko gën te léeg-léeg wax am na solo mais xam saaxa bi ngay waxee maanaam xam environnement bi ngay waxee c'est important man dama gëm ni activisme mooy l'islam ci boppam pour wax la te li may wax nii su ma paree ñëpp dinañ d'accord parce que activisme mooy lan mooy képp kuy taxaw pour def alerte pour société bi tegu ci dëgg maanaam ñu xeex ay fen fexe ba dëgg tegu loolu mooy diine waxuma l'islam mais diine yi fi jaar yëpp loolu lañ doon xeex
parce que diine dañuy wax ni li leen taxoon a jóg mooy nit ñi wéetal yàlla waaye nit ñi fexe ba éthique ak morale des ci pénc mi diine yi fi mus a jaar yëpp moom lañ doon xeex loolu du lu ñu werante boroom xam-xam yëpp dañ cee dëppoo. ok bu dee ni diiney islam bii nga xam ne yonent bi saay sallam moo ko fi indi yonent bi ko yàlla di tagg ni ko saw xeet ñoo gën ci xeet yi taggeewu leen julli taggeewu leen woor taggeewu leen joxe asaka taggeewu leen aj makka donte yooyu yëpp dafa bokk ci piliers yi islam yi mais li tax yàlla di ko saw xeet ñoo gën ci xeet yi dañu ko vous ordonnez le convenable vous interdisez le blâmable kuntum xayra umma uxrijat linnaasi condition bi mooy ta'muruuna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkar maanaam xeetu yonent bi li tax ñuy puukare wane ni ñoo gën ci xeet yi benn condition rek la mooy ñuy digle lu baax di tere lu bon non seulement di xeex lu bon di fexe ba lu baax sax fi lii lañ gënee ñëpp yonent saay sallam firil ñu aaya boobu ma wax mu ni yéen sama xeet atamuruuna bil maarufi wala tanhawna anil munkar aw la yusallitanna allahu alaykum shiraarakum fa yaddu xiyaarakum fa la yustajaabu lahu te xadis bii may wax dafa wér sama sëriñ Cheikh Alhaaji Abdou Aziz Dabakh moom la daan waxtaanee mu ni yéen xeetu yonent bi bay wax de na ngeen di digle lu baax di tere lu bon bu ngeen ko deful noppi ci ni sama yoon nekku ci liy dox ci pénc mi yàlla dina wàcce ci yéen musiba yoo xam ne bu agsee ña ngeen gën a fonk ci seenu xeet moo xam sëriñ lañ koy tuddee wala wàlliyu bu ñu ñaanee yàlla nee na du nangu kon lii dama ko résumer rek pour indi aaya ak hadis parce que comme réew mi foofu la toll fi mu ne da ngay wax yambar mu tekkiwul dara toog fële di weddi il faut nga indi hadis ak aaya wax ni la diina yëpp liñ doon xeex mooy fexe ba nit ñi ñuy digal leen nit ñi lu baax di leen tere lu bon te loolu mooy activisme prophète bi ci loolu la nekkoon suñ mag ñi fi nekkoon exemple la révolution torodo lu ko indi woon depuis 1776 activisme parce que Fuuta islam moo fa nekkoon biñ demee ba islam di fa néew doole ñu dem jàngi Pire université de Pire bi ñu paree ñoom Thierno Souleymane Baal almaami Abdou Khader Kane ci lañ dajaloo daal ni dañuy delluwaat Fuuta teg fa révolution boo xam ni li koy tax a jóg mooy indiwaat dëgg activisme foofu laa jëm dama indi historique laa indi activiste bii yi xew léegi benn la rek bàyyil ma daaneel rek maas dama la ko ñaan parce que dama la ñaan nga may ma rek ma leeral damay indi historique gis nga dafa am benn waxkat bu ñuy wax Alain Focar dañu ku xamul histoire réew mi nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire c'est un monde sans âme l'histoire se répète ku xamul démb mënoo wax ci tey lii démb mooy Thierno Souleymane Baal bi muy def révolution bi activiste la woon parce que dafa ñëwoon pour libérer Fouta Cheikh Omar Foutiyou bi nga xam ni tubaab bi moo wax ni bu doon am na beneen prophète buy am moom lay doon ñu tuddee ko le prophète noir activiste la woon parce que Cheikh Omar xeexul woon diine il faut loolu ñu wax ko mu leer ci bopp nit ñi fi la fekk diine Cheikh Omar xeexul woon tarixa fi la ko fekk Cheikh Omar li taxoon mu doon xeex bañ tubaab bi teg loxo réew mi moo taxoon mu génn jaaseem taxaw moom bi mu jàllee ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul Cheikh Ahmad Bamba activiste la woon déglul ma wax te su ma paree di nga d'accord ci li ma wax Serigne Touba bi ñu koy exilé lu mu wax moom moo bindal boppam mu ni man Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul sama sababu tukki bi sabab bi tax ñu exilé ma ñaari cause la cause bi ci jiitu mooy an akuna shaafi an lil xawmi damay dem pour sauver sama peuple mooy comme li ñoom malal mii di def bu peuple bi demee ba soxla nga taxaw Cheikh Ahmad Bamba moo wax lii an akuna shaafi an lil xawmi xawmu mooy peuple ci tubaab moom la alquran di wax xawmu Nuux xawmu Luut ñu ne ko boobu mooy première cause bi beneen bi mooy xaadiman li daw mi mooy ma am martaba xaadimu rasul Cheikh Ahmad Bamba ndamam lu rëy loolu gis nga bi mu demee malgré ndam lim fa am yëpp bi mu ñëwee xam nga lu mu wax dani ijaalu ruju'i ila xawmi déglu leen bu baax ndam lu rëy li ma am ci tukki bi ak coono yi ma ci daj yëpp yàlla naa ko bokk ak sama peuple kon kooku activiste loolu kon activisme
mooy l'islam li ñuy liggéey bi ñuy def moom la imaam yi war a def moom la sëriñ si war a def moom la journaliste yi war a def li tax nag tey réew mi am problème mooy ñi waroon a jouer seen rôle muy parti politique yi ñoo échec commencé par le pouvoir temporel bi ñi ko jiite depuis 60 ba tey ñu nekk fi xam ni dañoo échec mënuñoo yóbbu fenn réew mi di naxante ba nit ñi xam ni gëmatuñ leen crise de confiance am seen digganteeg peuple bi le pouvoir spirituel bi nga xam ni ñun ñii ci lañ bokk suñu bàyyi bokk ci bu ñu waxantee dëgg xam ni rôle bi ñu waroon a jouer des na ku fekke jamono sëñ Abdou Lahad Mbacké ni mu daan taxawee fekk Cheikh El Hadji Abdou Aziz xam ni ñooñu nañ daan taxawee taxawaay yi tey des na loolu tey mooy crise boobu moo am ci ñaari pouvoir yi temporel ak spirituel. léegi nag activiste yi génn. imam foofu li indi activiste laa lay wax. mooy relance la foofu rek xam nga tax ma relance la foofu. waaw da nga tudd. li ak taxawaayu activiste. waaw ba wax ci mag ñi. muy taxawaay bu ñëpp ràññee xam ne. yàgg nañu xeexal. seen askan xeexal diine waaw ci lu leer seen peuple. waaw léegi maanaam activiste dañu gis ne. dem nañu ba jël même des fois l'activiste day taxawaayu opposition ci réew. waaw kay foofu laa bëgg a ñëw. foofu activiste dëkk mag ñëpp ay opposant la ñu wax benn mag mu su fee ànd ak pouvoir. loolu la histoire wane. parce que mag ñi dañoo xamoon société bi ñu nekkoon moo tax ñu daan bind. bañ ko falsifier seen histoire. mag ñi lan moo taxoon ñu taxaw mooy dañoo doxoon bi fi tubaab bi ñëwee bëgg a coloniser réew mi Serigne Touba lu tax ñu yóbbu ko bañal tubaab bi moo tax ñu yóbbu ko kon kooku àndul woon ak tubaab bi Cheikh Seydi Hadji Malick boo demee ci mbindam day saaga tubaab yi naouzu billahi min charril kuffaari wa min charri nasara wa min charri salatini alaaji Malick ko bind loolu ay saaga la ci arab kon tubaab yi sëriñ si naka jekk dañoo mus a ànd ak peuple bi di contre pouvoir bi sëriñ moom du ànd ak pouvoir loolu moom la yonent bi musta ànd ak buur yi bañ nañ ko ba yonent bi dafa wax ni bépp sëriñ bu jaxasoo buur war nga yàlla war yonent bi loolu xaddis la sëriñ bu maandu du ànd ak buur lii man maa la ko wax te kenn mënu koo dind parce que ay texte la wax naa la mais gis nañ fi sëriñ suy ñaanal ba tey su ay président ñu falu waaw déglul foofu naa fi ñëw contexte yi du benn waaw d'accord bàyyil ma daaneel maas parce que bàyyil ma daaneel c'est important nga may ma daaneel c'est important parce que wax bu àggul du leer sëriñ si àndoon ak buur contexte moo ko indi woon te loolu dinaa la wax li tax mu am bu dee ku mel ni Senghor bi ñu koy soog a fal am na ay sëriñ yu ànd ak moom loolu dafa am contexte bu ko waraloon mais jamono bi fi tubaab yi di nekk laa lay wax sëriñ si fi nekkoon yëpp population bi lañ àndaloon lii may wax dañ koo bind yaa nee naa la alaaji Malick lii ma lay wax ni daf koo bind naouzu billahi min charril kuffaari wa min charri nasara bu dee ku mel ni seen génération ñu fi mujj Sëriñ Saalixu Mbàkke ñun ñëpp dund nañoo ak moom lu mu daan wax mbiru politique aw ma ci yàq aw ma ci defar loolu boo delloo ci kasetam di nga ko dégg sëñ Abdou Lahad Mbàkke dund nañoo ak moom bu fas Abdou Diouf musaana dem bu waxee ba pare xam nga lu muy wax danaan ko may leen ma wax ak sama mbokki murit yi sama mbokki taalibe yi li may wax ay archive la boo demee gis ko Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh ma daaneel attaqué na fi Senghor ba tey daan ko wax naan Senghor na nga delloo jullit ñi njukkal ndax jullit ñi ñoo la fal dem ba naan ko fama lanaa koddun si wal qur'aani kon sëriñ si mosuñoo ànd ak pouvoir dañ daan ànd ak moom ci buñ demee ba am ay jafe-jafe ñu jëm leen cee gindi wala crise am ñu jóg taxaw ci pour wut solution mais daawuñu ànd ak ñoom di collaborer jërëjëf imam comme li xew nii li nga wax ànduma si